ñu ngi ak monsieur Ahmed Aïdara président mouvement Guédiawaye laa bokk nekk le parrain déjà avant tout mooy pourquoi nga accepté nekk le parrain finalu li nga mooy deuxième édition bi. waaw dañoo tànn kenn seen biir famille rek xam nga man je suis issu de la famille du mouvement associatif man dama cee bokk dafa mel ni rek am mi jël gay bu waali daan wala mu jël grand raxu bu déggoo mi wala sax yow laay siise mu jël la yow bu ASC Gueule Tapée 2 bu ko defee def la parrain moo tax ñun moom ci biir famille bi lañ nekk depuis école football depuis senior bon ñun daal waa kër gi la ñu loolu moom moo tax moom man moom bu ñu waxee ci affaire mouvement associatif rawatina ak wàllum sport ak nawetaan moom man du ma sax hésité yeneen parrainage yi sax ngay xalaat ne bon lii moom mbaa lii sama domaine la mais ñun lii suñu domaine la moo tax ñu d'accord quoi laay. nekk parrain deuxième édition bi ñoom aussi nee nañ choix bi méttiwul woon. lan nga jàpp ne moo tax métti wuloon pour nga nekk le parrain parce que aussi dem nañ fu nekk mais nga accepté leen ko lan nga jàpp ne moom moo facile moo tax mu yomb. waaw li ko yombal rek mooy li ma lay expliqué sànq waaye tamit suñu mag suñu kilifa nekk tam suñu nijaay yar ñu man ak yow yëpp d'ailleurs muy Alioune Mbaye nekk tamit bokk tamit ci mouvement bi associatif bi nekk nitu sport vraiment nekk coach moom tamit dox na ci moom benn yoon rek. la ma wax ne ma ñoom am ñu ngi lay woo dinañ la fekk après buntu kër ñoom dem si yàlla bii nga jàpp bu ko defee bu ñëwee foofu nga wax ak ñoom rek dañ la bëgg a parrainer tournoi intercommunal yi ma ne ko yow moom loo bëgg a wax sax ma d'accord waxantuma la ak loo wax bon loolu nag moom moo gën a tax ma gën cee sawar waaye tamit laay suñu internationaux yu bëree dañoo jaar ci lii waaw ñun dañ ñu doon soutenir su yàlla dogalee ba ñu dem ba am ay ñeent fukki at ak yu teg. suñu cadets maanaam suñu jeune frères itam dañ leen war di taxawu niñ leen di taxawoo nag nii rek la ñoom laaju ñu dara lu bari équipement lañ lay laaj lu ñu organiser seen final former future génération defaraat nag suñu football local bi parce que Guédiawaye laay boo xoolee équipe bu Ligue 1 ak Ligue 2 yu bëree man Teungueth FC rek su ma xoolee Laye Gueye xool Kaana xool Youssou Dago dama naan Guédiawaye moo toog tey fii dem Coupe d'Afrique Ligue des Champions def jaloore loolu rek war nañu yee ñin waa Guédiawaye fii ci football local bi soo xoolee also xool Espoir xool Guédiawaye football club bon da nga naan fii daal possibilité bi am na fi talent bi am na fi léegi nag leen rek moom moo ci des te mooy tamit am na fi am nañu ay autorité am nañu tamit ñoo xamante ne politique wuñ defuñ dara mais yàlla seetaanu leen kon ñëpp buñ booloo nekk benn man moom gëm naa ne Guédiawaye war na mën a football premier rôle yi te ku ko weddi laajal avant suñu incident bi di am rek di fi Jamil Fay nekkee koo xam ne dem nañ ba dernière journée phase aller ñu ne boo dooree génération foot yow bu ñuy pause yow yaay nekk yaay occupé première place bi ci Ligue 1 bi loolu nekkul caaxaan xëj na cat dugg nañu ak accident ba li ñu dal ñu waaye gëm naa ne Guédiawaye gépp buñ booloowaat nekkaat benn daal dina defaru te li koy defar nag mooy comme sa question bi ni nga ko posé nii rek ñëpp ñëw daal di ciy jàpp parce que fii ñi fiy football nii tey nii am na fi ñoo xam ne mën nañoo football Ligue 1 te ñu ngi football fii nii ci nawetaan bi gars yi fii la ñu dooree. en parlant de Guédiawaye gis nañu Guédiawaye ren accédé li nga xam ne mooy Ligue 1 nga am benn participation bi nga xam te ne def nga ko ci accompagner les jeunes ban satisfaction nga am ci accession Guédiawaye bi en Ligue 1. waaw loolu moom li ma ciy wax rek mooy ne. loolu dafa am fu mu démarré nag du ma rëy di ko wax mooy Guédiawaye je m'engage parce que yow mii da nga cee bokk ñoom mari yàlla bokk ci ma bokk ci ñeneen ak ñeneen bokk ci li ñu inspiré woon noonu ba tey mooy li ma la expliqué sànq rek ne cat duggoon nañu te am nañ yaakaar ne lépp dana boolewaat parce que ñi ngi dégg benn mbir moo xam ne mi ngi ñëw bëgguma ci avancer balaa cat di ci dugg te gëm naa ne loolu noonu dina am loolu nag ñin moo tax ma ne la mbir mi kon foofu la jugee di ñëw te gëm naa ne lépp dina baaxaat Guédiawaye football club bu yéeg nag ah comme toute équipe boo xam ne rek dafa nekk Pikine wala mu nekk Njàmbur wala feneen ak feneen ku ci nekk soo sañoon yow sa waa kon ñoo jiitu ku ci nekk boo sañoon sa waa kon ñoo jiitu nga ñëw stade nga ñàkk a ñëw stade nga participer nga ñàkk a participer même fi nga toog sax intérieurement da ngay gis ne ay nit sax dañ naan la ñun de supporté wuñ sax ndax problème yi fi amoon waaye vraiment ñi ngi leen di féliciter boobu deret bi moom mooy wax parce que gis naa ñu bëree
ñoo xam ne jarul may tudd seen tur ci réseaux sociaux yi bi Guédiawaye Football Club yéegee dañu ne ñun sax naam daawuñ dem stade daawuñ supporter li yëg lii mais félicité nañ leen boobu sportif bi moom moo doon wax farfarloo bi waxatul histoire waxatul coow waxatul mais deret bi moom moo mujj yëngu ba tax na nag ñun daal ñi ngi ñaan yàlla li fi xewoon noonu ba suñu équipe bi am fu mu yegg yàlla na yegg fu ko raw fuuf ba pare ñi nga xam ne tam ñoom ñoo fi jaar tamit ñu ñaanal leen lu mel ni ñoom président Kébé lu mel ni ñoom président Gakou lu mel ni président Jamil mention spéciale à Jamil parce que am na fu mu fekk équipe bi am na tamit fu mu ko yóbbu parce que rëy aussi baaxul man su may wax man kenn du ma tànnal sumay xarit damay wax te yàlla rek tax am na fu mu fekkoon équipe bi am na fu mu ko yóbbu bon accident tamit ak cat am na yooyu noonu yëpp bon bu ko defee ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo fi nekk tey muy président Lat Diop man bu dee ci ay affaire politique man ak moom bokkuñu gis-gis bokkuñu fu ñu dem mais man côté sport laay indi teg ñoom tam ñu félicité leen ak le coach Aline Mbaye ak ñoom Père Sela ak ñëpp ñu ci jàpp ak Guédiawaye info muy yow Laye Cissé muy ñoom kundul seen caméraman yi parce que gis nga sport dafa nekk loo xamante ni nii moo communication ñoom ñaar ñoom ñoo ànd dafa am noo xam ne yéen da ngeen koo liggéeyee ci sport bi muy also muy espoir muy Guédiawaye Football Club bi yëpp am na noo xam ne noonu la ci Guédiawaye info taxawee da doon indi nit ñi te yéen doo leen ci xam dara yéen da ngeen doon indi nit ñi débriefing bi nga doon def entraîneur yi nga doon jël yooyu yëpp dafay inciter nit ñi ñuy ñëw di bokk te peut-être yow xëy na mën nga cee bañ a bàyyi xel moo tax ma ne la c'est un ensemble ñi ci jàpp dañoo bëri de football nekkul ne ay yow yaay président bi yow yaay fay salaire kooku moo gën a néew ñu lim ci def mën nga yor ay milliards yu dul jeex laa lay wax nii sa équipe mënul fexe bu passé jóge fii dem fii ensemble boobu yëpp nag ñoom daal la ñuy féliciter ak rek di wax ne nag mouvement associatif moom ren moom comme que daaw amul ren laay mbir mi dafa war a jug ca kaw te ñun nag bii mooy suñ groupe de ñun Guédiawaye info mooy suñu groupe kon yéen a war a yóbbu espoiru du Zik du RFM du ñenn ñun suñu bos ñoo war a avancer suñu sport. en parlant tuuti ci politique ma génn ci cadre football ñu gis ne aussi yow yaay le président en mouvement Guédiawaye laa bokk ñu jëm ci ay séance ay élections yoo xam te jëm nañu am importance ci Guédiawaye fii ñëpp di la si xaar ñëpp bàyyi la si xel ñi ngi naan Ahmed day dem ak moom ak li nga xam moom mooy mouvement wala aussi Ahmed dafay am ñi nga xam te ne aussi ñoom lay accompagner pour ñu mën a dem ci li nga xam te moom mooy élections yi. waaw ñun moom ñun daal ñu ngi xaar ñu ngi xaar njiitu réew mi président Macky Sall ak son nouveau code électoral man ku ma wax ci affaire élection yi dama naan la nañ leen ko déglu comme que moom ci boppam accord yi nga xam ni signé nañ ko ci dialogue bi yi nga xam ne déggoo nañ ci ay acquis la ñuy xool ba xam moom dana ko respecté wala dina ne lii moom appliqué tu du ma ko appliqué su loolu amee alhamdulilah su dee tamit dafa dem ba ci biir tam waxee tamit mooy loolu ñun daal en tout cas ak lu mën a xew mouvement Guédiawaye laa bokk dana dem moom kese wala day ànd moom kese ñun moom ala kulli alin élection locale yi ñëw incha allahu rabbi ñun Guédiawaye laa bokk dañ ciy bokk. Guédiawaye nag bu ñu wootee ñun ñëpp dinañu ñëw toog su Guédiawaye wootee nañ ñëpp ñëw leen ñun ñëpp ñu booloo nekk benn defar dëkk bi ñun dañuy ñëw mais ñun moom bi ñuy créé mouvement 2015 ñun dañ ne woon ala kulli alin coalition am dañuy dem élection coalition bañ a am ñun dañuy dem élection parce que ñun loolu dañu liggéey ñun dañu liggéey pour dem ci mairie ville bi dem ci à l'assaut des 5 communes ñun loolu la ñu liggéey toog di xaar léegi nag su dee waxtaan bu juboo am na ci coalition opposition bi yëpp nice ñu topp leen ci rek parce que booloo mooy doole su dee tamit waxtaan amu ca tamit ñun dañoo liggéey pour dem ci ay élections ce qui veut dire que ñun xaaruñu kenn yaakaaruñ ci kenn ku dul subhaanahu wa taala ak waa Guédiawaye yi ñu booleel mais ñun xalaatuñ ci parti bi pour dem élection xalaatuñ ci coalition bi pour gagner xalaatuñ ci leader bii pour lii te ma wax leen benn affaire ñun pare nañ depuis 2019 Guédiawaye laa bokk 2019 la pare Macky Sall aj ko ba 2022 bu ko ajee ba 2024 tam ñu toog di ko xaar mais ñun 1er décembre 2019 la ñu pare woon bu yàgg pare suñu caution pare suñu lépp toog di ko xaar. parce que dañ ñu ne comme élection yi raw gàddu la te pour Guédiawaye pour nga gagné ko il faut ngeen nekk benn opposition boolewu pour mën a affronter ki nga nekk xam te ne jàpp nañu moom mooy le super puissant bu Guédiawaye fii actuellement nii donc est ce que tey jàpp leen aussi war ngeen a mën a boole seen doole pour mën a jëflante ak moom.
waaw moom laa lay expliquer sànq. nee naa la man moom xam nga dañu waxoon ne le suffrage universel direct Macky Sall nee na nit ñi léegi ñoom ñoo war a fal seeni maire waaye Laye Cissé di jongante ak Ahmed Aïdara géejawaay gi yëpp ne ñun Laye Cissé la ñu bëgg voté Laye Cissé Ahmed Aïdara am benn conseil wala ñaar bàyyi bu dugg ca biir mairie ba jënd conseil yëpp Macky Sall ne loolu moom dana dakk opposition bi ne dana dakk kon loolu ci acquis dialogue bi la bokk loolu moom dañ cee juboo xaw ma nag ndax Macky dana dem ba ci biir daw deuxième wa ilaa dana ko appliquer diwa ngi nii Ahmed a ngi nii yéen waa Géejawaay tànn leen kenn loolu dee la wax buñ demee ba ci biir nag buñ ko changé indiwaat système bu yàgg ba affaire conseil tamit ñun ñu ne ca li ma leen mën a wax daal mooy yooyu moom fii Géejawaay daf fiy jeex ay waa Géejawaay décidé ba pare lu tolloog 60-80 conseils tëju ci benn néeg décidé autrement trahir la vote des Géejawaay waa loolu moom laay daf fiy jeex. final bi nga ñëw ban impact nga yaakaar ni moom la mën a def à la veille des élections municipales locales. ci politique bi non ñun lii tournoi yi la ñun kay parrainé nañu fi sax zonal 2 fois ñun moom vraiment ñun ñëwuñ fi pour am ay retombées politiques kon dañuy bàyyi ba ñu ubbi nawetaan yi ñu ñëw xiini affaire yooyu dama ne man je suis de la famille du mouvement associatif man dama fi ramassé stade bii temps yii nekkee suuf ak kekk amoon ay xottu biteel école de football Omar bu ndaw ci booy yi daan wër fii boobu ramasseur amuñu woon mayo da ngay dugg rek toog pour nga mën a seetaan match ñu ne la boo toog nag da ngay ramasser wala nga dem ko ñoom Adama si wala ko ñoom Baye Kaala man boobu laa commencé nekk fii ci biir stade bi après football fi senior nekk fi dirigeant nekk fi vice président nekk fi président ASC président d'honneur ba gagné fi coupe mooy coupe bu ñoom Laye Cissé bii comme ñin dañoo rampé gisoo bu ñuy ñëw stade ñin du jar ñuy ànd ak kenn parce que ñin fii suñu kër la fii année biñ fondement yi première pierre u stade bi année boobu laa judd kon maag stade bi am nañ lien. ñu leen remercier. merci. voilà ñu ngi fii tey ci stade Amadou Barry ci li nga xam te moom mooy deuxième édition li nga xam moom mooy tournoi intercommunal bi nga xam te ne tey da nga ci associé ak kenn ki nga xam te moom mooy Ndour dèjà mën nañ xam initiative bi fan la jógee dèjà. voilà initiative bi mu ngi jógee si les amis du foot mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci Géejawaay di yëngatu ci wàllu sport surtout en particulier football bi man ak président Ndour bu dëkkandoo ñu waxtaanoon si depuis daawati géeg bañ ci waxtaanee ñu ne daal nawetaan yi comme xale yi dañuy faral di football te kenn du leen xam d'habitude da ngay démissionner benn jour ñu ne la nii la mel nga dem ba ci biir ndekete jour bi melul noonu ñu ne daal nañuy faral di organiser benn pré nawetaan avant nawetaan bi di commencer ñu organiser ko pour au moins coach yi ñu mën a xool ASC yi mën a xool seen joueurs yi avant ñu leen di démissionner. est-ce que difficile woon na aussi pour ngeen def choix ak aussi critère choix équipe yi yan critère la woon. waaw difficile woon na trop surtout bu ren bi parce que première édition bi ñu ngi ko defoon juste ni ñu koy waxtee juste 16 équipes la woon mais dóor mu toog la woon boobu moo xawoon a gën a yomb parce que boobu amul woon pratiquement engagement bañ ko defee aussi tamit defoon nañ ko mais amul woon benn prime amul woon rien cette fois ci nag dañ ci ànd ak waa ODCAV ñu tegal ñu cahier de charge nañu il faut ngeen assurer gars yi tegal ñu daal cahier de charge bu wóor comme ni ñu organiser nawetaan noonu lañ ko organiser ba pare plus 16 équipes lañ ko def mu nekk 4 poules de 4 comme ni nga wax rek critères yi mu ngi nekk benn bi ci njëkk mooy mu nekk équipe boo xamante ni équipe bu populaire la beneen bi si topp mu nekk équipe boo xam ne dafa fair play ñu bañ a jël n'importe quelle équipe rek par sa popularité et consort mais ñu jël équipe yi gën a fair play ba pare gën a populaire. donc est-ce que mën nañ xam mise bi ñaata la. mise finale bi yëpp mu ngi nekk 1 million mais cela ne veut pas dire que ni ku gagné finale bi dañ lay jox 1 million yi parce que ASC bu nekk da ñuy envoyé sa secrétaire il fera partie de l'organisation du tournoi ñooñu noonu ñëpp ñu jël ñun ñooy décider à chaque fois yan ASC la ñu war a def première heure ñan la ñu war a def deuxième heure ak yan match ñoo gën a attirant beneen bi stop aussi ñoom ñooy décider que ni 1 million yi ñuy teg ci finale bi nan la ñuy def ba am ko parce que tamit yombul beneen bi ci gën a am solo aussi mooy ci bu ñëwee ba ci final bi dañuy jéem a fexe ci 1 million yooyu noonu nan la ñuy fexe ba ASC bu nekk bu bokkoon ci tournoi am ñu primé ko si parce que le plus important c'est le fair play kenn ku nekk aussi mu yëg boppam ci tournoi bi mu bokkoon beneen bi mooy c'est bien évident ku jël final aussi moom mooy ëppale prime keneen ki ci topp mais 1 million daal mooy mise finale bi. ñu gis ngeen choisir le parrain comme monsieur Ahmed Aïdara pourquoi le choix. waaw le choix d'abord dafa njëkkee ci Ahmed Aïdara dafa nekk une personne sportive man mi maa ngi fàttaliku mosoon na ñëw suñu ASC
nekkoon fa entraîneur muy ASC Gounass rax ci doole mu créé école football mu nekk école football Cheikhou Diop mu nekkoon fa comme entraîneur et tout ça beneen bi ci topp tamit mu yor mouvement boo xamante ñi naan Guédiawaye la bokk mu jiite ko ba pare nekk nit ku actif sur le volet politique ci biir gox bi mu nekk aussi nit koo xamante ne nii vraiment lépp lu ñuy tànn wala lu ñu bëgg ci doomu Guédiawaye moom mu ngi ci moom moo tax ñu ne daal monsieur Ahmed Aïdara nañu jël bis bi ñu tuddee ko moom aussi tamit bañ ko tuddee gàntaluñu ci dara parce que ba ñu xoolee budget tournoi bi mu ngi nekk 5 896 000 ñu def ko budgétiser ko defar règlement bi envoyé ko bañ ko envoyé dafa ne ma bu dee yéen la bu dee jeune u Guédiawaye la moi je porte. ak monsieur Baydi Ba monsieur le maire bi nga xam moom mooy bu Gounass commune bu Gounass tey ñëw accompagner ki nga xam te moom mooy frère am ci li nga xam moom mooy parrainage bi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu après nga joxe sa appréciation ci li tax nga waral nga ñëw fi ci parrainage final bi match bi tey. bon maa leen nuyu maa leen di fay bon ñëw ñu ànduñee dañ fi tase maa amee dañ fi tase je ne savais même pas que tey am na match donc dama toog rek ba parce que man aussi yenn saa damay toog rek laaj bu stade amee match dama ñëw seetaan quoi bon loolu moo ma indi bi ma wootee ñu ne ma bon stade am na match bon boobu laa génn ñëw quoi donc ñu tase fi mu nekk aussi wax dëgg yàlla sama xarit parce que aussi Guédiawaye ñoo ko bokk quoi donc lu def li loolu leneen la mais Guédiawaye bi moom moo ëpp solo comme ni mu ko waxee bon je pense que stade bi ñun fii la ñu juddoo mën na fii lañ juddoo ci stade bi avant que mu nekk stade moom mu ngi wax première pierre mais ñun depuis temps Diorga biñ koy tracé këriñ boobu ñun foofu lañ fi nekk donc ay xale màgg fii di seetaan fii aussi ay joueurs xool li orange sànni ñu jël donc loolu la quoi loolu moo ñu lié ak fii bon ñu nekk doomu gox bi. donc tey ñu gis aussi mu nekk deuxième édition bi kenn ci doomu Gounass aussi bokk ci ñi nga xam ñoo ko bokk muy am ban appréciation nga ciy def. bon dañ ci kontaan parce que tamit man doomu Guédiawaye nañ ne doomu Guédiawaye la rek fuñ ko tudd je me retrouve quoi damay gis sama bopp ci loolu moo tax bi ma ñëw aussi fekk fi Ahmed vraiment ça me fait plaisir quoi dafa du dara parce que gis nga nit ñi dañuy xëcc ay politique yooyu loolu du dara loolu fi lay yem mais dëkkandoo gi mbokk gi xamante bi moo ëpp solo ak yooyu yëpp donc appréciation bi ñu ciy def rek mooy dañ ciy kontaan bég ci xam ne lépp Guédiawaye la man Guédiawaye laa xam Guédiawaye laa am donc képp ku ma gis mu taxaw yor benn pierre pour tabax Guédiawaye xamal ne man même bu ma ànd yow maa ngi lay ñaanal te loolu moo am solo quoi lu si yàlla moom lu mu doon def na ko ba pare. xale yi li nga xamante ni nawetaan bi mi ngi jub si te gis nañ ni dafay bari li nga xamante ni moo nekk violence en tant que porteur de voix ban message ngay lancé à l'endroit de la jeunesse de Guédiawaye. bon loolu gis nga li ñu def nii loolu message la ñun bu ñëwee toog message la parce que violence bi am toujours man ñëw naa fi ñaari yoon match am bu ma pare damay wàcc jaar ñibbi même tey nii induma oto damay dox Gounass ak fii damay dox ànd ak booy ñibbi. donc ñu ngi leen di sensibiliser bon même bu ñuy def subvention yi lépp dañ leen koy wax parce que ñun ñi ñëpp benn lañu tey ji équipe yi match la rek bu jeexee ñun ñëpp ay àndaat da ngay gis booy boo xam ne Gounass lay dëkk dem football ji jàppoo Sam gis booy bu dëkk jàppoo Sam dem di football ji Gounass donc bu fekkee ne jàmm amul foofu est-ce que dina mën a ñibbi est-ce que dina mën a nekk comme ni mu waree donc c'est pour dire que dañuy encourager ndaw yi que ñu gën a góorgóorlu côté boobu. en tout cas ñun bi ñuy nekk ay xale violence amul woon dëgg yàlla stade bi fii la ñuy nekk gis étage la boobu ñu ngi koy tabax ñun foofu la ñu doon yéeg di seetaan bu ñu paree jaar fii dugg génn dem jàmm kese mais léegi dëgg yàlla système bi nag dara indiw ko gars yi dañ koy bañ wax mais carte xaalis mu ngi ci biir gisoo côté bële am na booy gën a bëri ju koy fréquenté dañuy carte bu ñuy carte ñoom ñoo nekk aussi ci biir même match yu yàqu yu bëri ñoom ñoo ko yàq donc loolu mooy continuer violence boobu mooy continuer bon gars yi di si def li ñuy kii mais comme que autorités yi xam nañ loolu parce que wax nañ ci waxaat nañ ci ñun ñëpp même yéen presse bi war nañ di si gën a waxtaanee que xale yi xam ne ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk baay bu yërmande amee rek violence du am mais bu yërmande amul violence day am. monsieur le maire ñu gis ci Guédiawaye football club bi nga xam moom mooy équipe bu ville bi ren yéeg nañ li nga xam te moom mooy ci élite bi Ligue 1 ba nga ko déggee naka la def.
bon ñun ñu ngi ko doon suivre hein, parce que Guédiawaye wax dëgg yàlla mooy suñu équipe nationale ñun donc parcours am yëpp ñu ngi ko doon suivre de jour à jour tey jii ndam bi mu am dafa siggil Guédiawaye dafa siggil ñëpp te ak crise bi mu jógee tey jii bu eggee fii on a l'espoir am nañ yaakaar ne dina passé fii dina gën a sori ji donc fierté bi nga ci am moom laa ci am moom la ci Ahmed am moom la ci keneen ak keneen am moom la ci ñëpp am di féliciter aussi ñi nga xam ne ñoo ko yore comme par exemple le maire de la ville de Guédiawaye ak le directeur de DG de l'ONAS Lat Diop def nañ ci wax dëgg yàlla ñoom ku nekk aussi li mu mën te équipe bi bu ñu xoolee ak staff bi parce que aussi am na ñu doon mën a combat bi am na ñu doon xeex ba Guédiawaye jotaat boppam ba ñëwaat tey ji egg fii kon nag loolu dañ koy pérenniser xam ne ñëpp a ci bokk muy Ahmed muy Sama muy Dama ñëpp ku nekk sànni ci parce que équipe bi kenn moomu ko ay doomu Guédiawaye ñoo fi nekk donc mu lay def rek mooy ñaanal leen encourager leen ñun moom ñu ngi seen wet et puis wax dëgg yàlla sigil nañu quoi. ñu lay remercier ba. daa leen di fay.